baax amati mbégte lool di ànd ak yéen ci seen émission le débat du jour tey ñu tànn di waxtaanee dëkk ak nekkinu doomu aadama ndax xam ngeen ne fii fu mel ne Ndakaaru nit ñi dañuy bëgg lool ndox di fi wàcc maanaam taw waaye li ñu seetlu mooy bu taw amee rek day indi ay jafe-jafe yu bari ci nit ñi rawatina ñi dëkk ci gox yi nga xam ne dafay faral di taa li ñu ci gën a nemmeeku sax mooy ne lii ñuy wax assainissement ci Dakar. seetlu ne dana indi ay jafe-jafe ndax ñu bari fa ñu dëkkee ndox ya dootul dem ba sax ndox yi di génne ci biir fi nga xam ne moom la waroon a jaar ci état bi defar ko fa lan moo tax jafe-jafe yooyu di am état bi moo deful la mu war a def wala nit ñi ñoo am jafe-jafe seen comportement lañ war a seetaat mbokk yi loolu lañ nar a waxtaane tey ci suñu émission le débat du jour ma am mbégte loolu di ci ànd ak Khaly Niang moom sociologue la Khaly Niang maa ngi lay nuyu dala dalal jàmm. maa ngi lay fay bu baax. di fàttali aussi waxtaan war nañ ci ànd ak benn environnementaliste xam ngeen ne ñoom seen xam-xam ci wàll woowu la màcc ñuy yaakaar ne rek bala ñuy sori ci waxtaan wi dinañu dab waaye Khaly Niang ci yow la ñuy ñu commencé rek waxtaan bi li ñu seetlu ci Dakar moo di ne bu xasee taw rek nga gis ni muy taa ni ma ko waxee sànq ndox yi di commencé di génn ci foos yi souvent nit ñi dañuy wax mooy autorités yi ñoo deful la ñu war a def est-ce que responsabilité wu autorités yi rek la wala nit ñi aussi am na ci seen responsabilité. Je pense que bu ñuy situer responsabilité yëpp la maanaam lu ñuy wax responsabilité partagée pour ne pas dire responsabilité commune responsabilité partagée parce que état bi dëgg la war na mën a jouer rôle li nga xamante ne bi rôle prévention lay doon def ay études di xayma évolution population maanaam muy étude démographique ndax ñëpp xam nañ ne Dakar dans les années 60-70 ni mu configuré woon ôté na Dakar il y a dans maanaam 2014 maanaam 50 ans déjà pour wane rek ne en termes démographiques nit ñi gën nañu yokk bu nit ñi yokk effectivement dëkkuwaay yi dafay yokk ci nga nekk ay quartiers spontanés wala quartiers yu bëri yi nga xamante ne bi daanaka il y a quelques années amul woon léegi nga gis ko fi nit ñi ñëw di fa dëkk li tax état bi war a mën a jouer rôle am maanaam prévention maanaam di def prospective di inventer sax le futur di inventer li nga xam ne ñëwagul di sóor ëllëg mooy pour mën a jànkoonteeg situation yi ni mel ndax ñëpp xam nañ ne tey bu nawetee wala mu taw comme ni ñu ko seetloo à Dakar am na ko ñoo xam ne jaar fa du doon lu yomb ndax nit ñi nu ñu dëkkee la ndax yoon ndox moom dafa am yoon bi muy jaar donc bu bàyyee yoonam rek effectivement mën na indi ay dégâts mën na def ay gàllankoor ci dëkkuwaayu doomu aadama yi boole ci problème mu assainissement ndax xam nañu assainissement cadre de vie te waxoo assainissement Dakar problème bi gën a am solo tey mën naa ne assainissement la ba nga xamante ne bi li ñuy wax insalubrité tey boo ko doon tekki dana sax am rapport ak wér-gu-yaramu doomu aadama ndax tey bu tawee nga gis fosse yi di bal nga gis déchets yi ordures ménagères yi ñu koy sànni fu ne loolu yëpp dafay jouer ci suñu cadre de vie donc ñu koy wax insalubrité en quelque sorte. Khaly boo gisee mu taw yaa ngi ko tudd sànq ñuy gis mbalit yi ñu koy sotti fu ne ndox yi di bal fu ne wax nga sànq ne problème cadre de vie posé na mais su mbalit yi dee am c'est parce que peut-être nit ñi seen comportement ba ñu waroon am amuñu ko. xam nga mbalit maanaam muy ordure ménagère maanaam mbalit yi nga xam ne ci kër yi lay jóge te suñu coobere la maanaam ñun ñoo koy produire dañu war a am culture de gestion de ces ordures là maanaam dañu war a am anam yi nga xam ne ñoom la ñuy jëflante ak ordure wala mbalit yi nga xam ne ñun ñoo koy produire boo demee ci société wala pays développé yi ci nuñ leen di yaree ci nuñ leen di socialiser maanaam nuñ leen di jàngalee anam yu ñu mën a dundee ci société ak nu ñu mën a évoluer ci seen environnement dina leen ci boole nu ñuy gérer seen ordure ménagère yenn pays sañuloo tey di jël sa mbalit di ko sànni n'importe où xalaatoo ko sax mais Sénégal nga def ko ndax je pense que civisme bi en quelque sorte moo des mais aussi tàggatuñ ñu par rapport à la gestion des déchets parce que dañu jàpp ne mbalit moom génn ci kër dong sànni àll lañ ci xam waaye duñ ko rafetal d'accord duñ ko organiser duñ ko gérer alors que ñun ñoo koy produire ci ñun la bokk
donc dañu war a am pratique bi donc question de comportement la d'attitude et de pratique vis-à-vis des ordures ménagères. d'accord alors dinañ ci dikk léegi lu gën a yaatu xaali Bassirou Ndiaye ma fàttali ne dab ngeen ci waxtaan wi maa ngi lay nuyu di fàttali yow tamit environnementaliste nga maanaam lépp luy dëkk nekk ci cadre de vie ni ko xaali waxee yooyu daf lay intéressé trop li ñu seetlu moom la ñuy waxtaanee ba ñu toogee ba léegi moo ne Dakar moom bëgg nañ taw waaye bu xasee taw rek nit ñi nekk ci waxtuñ sax ndox yi quartier yi nga xam dafay taamee ndox yi ball moom moo ko waral ci yow lan moo tax bu tawee rek Dakar am problème ci assainissement. waaw maa ngi leen di nuyu sama naataango xaali xam ne am na expérience bu baax parce que liggéey naa ak moom ci ñi indi haïtiens yi. ok donc maa ngi woon ci ministre Lamine Ba donc il était avec le premier ministre. donc vraiment c'était une bonne collaboration. donc voilà may remercier aussi groupe Walfadjri donc pour revenir sur le sujet rebondir en tout cas. lii tax vraiment ñuy am yenn problème yi. mooy réseau bi kenn changé wu ko li fi nekkoon li fi tubaab yi bàyyi woon. comme ni mu fi bàyyee building national. bàyyi fi palais bi moo fi ne ba léegi kenn defu ko te boo xoolee tey suñuy tabax. autorisation de construire yi dafa xaw a doy waar. nit ñi dañuy construire en hauteur. waaw tuyaux yi ñu prévoir woon. pour kër R+1 nga ñëw de R+5 calculer ñaata famille nga dugal ci biir ñooñu ñëpp di xëcc ndox di sangu di tuur ndox. donc dafay indi problème ñooñu dëkk ci étage yi. amuñu fu ñu def seen mbalit. ñu ci bëri bu ñuy xëy. seen oto la ñuy def sachet yi. waaw bu ñu dayee ba fenn balancer ko mu génn ci mbedd bi. donc civisme bi ñuy wax. maanaam yar ak teggin gi nga xam ne bii moom la nit war a doxe wax daf fi manqué ñun bi ñuy jàng de amoon na éducation civique morale et sanitaire da nga naan nekk xale bu ndaw ñu la koy jàngal école nga xam loolu lépp màgge ko donc tey xale yi tey présentement xale yi ñu jël nii sax boo leen laajoon drapeau Sénégal étoile bi fan la féete xamuñu ko. yar ak teggin bi dëgg la mais yaa ngi wax sànq bi ngay tijji sa kàddu te xaali wax na ko avant ngay ñëw moo di ne la fi tubaab bi bàyyi woon ci wàllu infrastructure jëm ci assainissement ba léegi la ca yokk bariwul. dans ces conditions là ndax mën nañ exiger ci sénégalais bi wala ci dakarois bi que ne bu yoree mbalit mu am fu mu ko war a yóbbu muy comporté wu nii ak infrastructure alors que li mu war a soxla pour mën a def liñ koy laaj amu ko. amu ko. parce que loolu tamit politique bu état bi la état bi moo war a jël ay matuwaay dina mun gérer askan bi. parce que loolu mooy mission bi ñu ko jox. il faut mu mun gérer askan bi ci fànn yëpp. boo gérer ndox bi gérer woo mbalit bi problème day am boo gérer mbalit bi gérer woo ndox bi problème day am. ñaar yëpp ñoo mën a ànd. moo tax mosuma d'accord ñu séparer environnement ak assainissement ñaari ministère la yoo xam ne dañ leen war a boole. parce que kii mënul def liggéey bi. kii def liggéey bi ñu yónnente ay këyit. benn groupe la dañ ko war a boole ñu man ko booloo nekk mu nekk doole parce que tey environnement dëkk boo dem ci àddina problème boobu la ñu am nasaraan ñi ngi am problème mu dégagement gaz yi donc vraiment tuyau yaa ngi génne saxaar bon du ma ko wax ci nasaraan ci may wax la comme émission wolof la dinañ ci ñëwaat ci nasaraan léegi donc yooyu dafa nekk ay problèmes yoo xam ne du Sénégal rek fépp la d'accord mais ñun kooku tam beneen problème la pavé bi mooy dal yi ñuy def ci Dakar xam nga say tiwo doyul pour yóbbu ndox yi nga dale li suuf si doon naan dootu ko naan ndox mi di ragalaan di dem bu ñëwee li mu fekk day trop plein bi day génn fekk fa ndoxu foos yi mu ànd ak moom am na ay jamono ñu ne woon sax état wu Sénégal dafa arrêté woon pavage bi ndax ragal ne dina indi ay taataa waaw loolu moom xaw ma ndax raison politique la wala du raison politique mais la réalité daal mooy suuf si moom li mu doon naan am na partie évidemment yoo xam ne yi mën nañu ko def pavé d'accord mais am na zone yoo xam ne pour man bu ñu ko defee pavé vraiment dina constituer problème majeur parce que ndox bi amuñu fu ñu ko yóbbu prévoiruñu loolu te état bi dafa war a nag tey vraiment en tout cas gisee ñuy doxalee nii départ ak investissement sur les 10 ans plus de 700 milliards man am naa si yaakaar bu fekkee appliqué nañ ko d'accord man am naa si yaakaar. d'accord alors investissement yi xëy na am na xaali ñang mais li ñu seetlu mooy ñun suñu comportement yaa ngi koy tudd léegi est-ce que amuñu problème ñun sénégalais pour comprendre ban comportement wala ban utilisation la ñu war a jëm ci infrastructure yu mel ne infrastructure yu jëm ci wàllu assainissement ndax xëy na ñu ci bari ci ñun fa ñu jóge tàmmuñu woon dëkk foo xam ne en hauteur la sa mbalit foo koy def ak sa ndox bu bon foo koy def ak yooyu. mooy li Bassirou wax léegi.
ma ko ciy fekk si bu baax suñu type d'habitat dafa changer. xam nga bu dee da nga jógee ci kaw bu njëkk ba sax bu ñu daan tooñ kaw-kaw yi dañ naan bu ñu ñëwee réewu taax dañuy teen rek di xool immeuble yeeg gratte-ciel yi demee noonu pour wane tuuti en aspect urbanité par rapport ak le monde rural. dañ daan jógee monde rural daal di ñëw ci réewu taax par le phénomène de l'exode rural ñëw daal di peupler centres urbains yi te amul mesure d'accompagnement boo xoolee même ci wàllu dëkkuwaay taille population bi yokk wax naa ko sànq les aspects démographiques c'est important parce que démographie bi mënoo ko séparer wala nga dissocier ko ak cadre de vie wala environnement ndax booy produire déchets wala c'est en fonction du nombre de producteurs de consommateurs. Absolument. lu dëgg léegi bu dee nit ñi dañoo bëri ci centre urbain rawatina bu ñu jëlee cadre Dakar alors que amul ay moyens yi nga xamante ne bi c'est des moyens suffisants pour résorber wala gérer effectivement toute cette masse de déchets ou d'ordures bi nga xam ne dañ koy ménager dañ koy générer ci mbedd mi rek lay mujj dans tous les cas de figure d'où la nécessité comme ni ko Bassirou waxee ngeen di ay moyens yu conséquents def ay projets yu innovants yu structurants pour mën a gérer loolu noo koy gérer joxe na solution nga boole environnement ak assainissement ça je suis tout à fait d'accord il a parfaitement raison c'est pas rationnel nga leen di environnement cadre de vie la assainissement bi day dugg ci biir parce que c'est un cadre beaucoup plus large donc loolu je pense que vision politique la rek donc comme ni mu ko waxee je pense que les autorités avec le programme bi mu wax léegi le programme décennal n'est-ce pas bu ñu ko jëlee en compte effectivement mën nañu dem ba régler cette situation-là mais pour revenir ci laaj bi nga laaj da nga wax affaire jikko affaire comportement. ñun parfois da ngay am impression que di comprendre. mais justement dama la ciy fekk si ndax xam nga nit moom ci ba muy nekk gune 0 ba 6 ans moo tax ñu ne tout se joue entre 0 et 6 ans ci nga koy socialiser maanaam ci ngay def ci moom ay jikko ay comportement ay attitudes yi nga xamante ne bi dina mën a dund ak ay naataangoom dund ci société bi te respecter normes ak chartes yi nga xam ne moom la société bi établir malheureusement processus yooyu souvent dañuy passer à côté pour plusieurs raisons crise yi am au sein des familles donc boo talal bu dee da nga am problème économique donc doo tal ay yar rawatina ay yaru xale yu demee noonu day répercuté wu ci famille bi ak yu demee noonu moo tax jikko yooyu effectivement mënuñ ko gis ba nga xam ne léegi nit ñi dañuy dem ak seen xel rek li mu leen jox moo tax ngay gis ay comportement yoo xam ne comportement yu doy waar la nga koy gis nit génn muy taw nga ubbi sa fosse par exemple di root di ko sotti les eaux de ruissellement di dugg ci yenn kër wala muy dem ci emplacement yoo xam ne ay nit dañ fay def ay commerce mu leen di jaral mu leen di jural ay lorange di leen indil ay jàngoor. gis nañ ko ci quartier yu bari donc yooyu à Dakar je pense que bu tawee am na ñoo xam ne c'est l'occasion franchement pour ñu déverser seen i cadeaux te malheureusement dañ koy sànni ci mbedd yi ndox mi di taw bi di ko dugalaat ci kër jàmbur yi en ne tenant même pas compte des conséquences au plan sanitaire loolu mooy insouciance moo tax il faut que mu am une révolution des mentalités wala une insurrection si vous voulez des consciences parce que lépp ci wàllu nekkinu doomu aadama la ak wàllu ni ngay gisee loolu yëpp nag boo koy tënk ci éducation rek ngay delluwaat donc il faut que ñu yaraat jàngalaat nit ñi effectivement ci société alors li ñu seetlu mooy li xaale tudd léegi Bassirou Ndiaye moo di ne bu dee taw nga gis nit ñi di tijji seen ay fosse muy déversé wu ci mbedd mi danger am ca wax yee ca am xam nañ ko mooy ci wàllu santé yooyu yëpp la tudd na ko sànq mais bu ñu jugee ci loolu lépp problème assainissement ak cadre de vie la ñu wax nii mbir yi taxawee ci Dakar nii buñ ci jógul yan jafe-jafe la mën a indil capitalu Sénégal ci wàllu environnement waaw loolu moom li mu mën a indi moom yàq rek ak lor xam nga ndoxu fosse suñ la ko tasaloon wax la calories yi coliformes fécaux yi lépp wax la taux yi tey xoolal xale yi tey xam nga lamb ji mooy référence la lutte
est devenu une référence au Sénégal xale boo gis mi ngi ngemb di bëri ci suuf si ndoxu taw boobu mooy jàll ci suuf si su soosi di dem seen yaram di indi ay feebar seen waajur yi dem di wut ay IPM di leb xaalis di jaay seen i or di leen kii donc mooy li mu la wax lépp éducation à la base la comme ni ñu ko waxee de 0 à 6 ans lépp éducation à la base la dañ la daan tere soo duggee si kër li ngay njëkk a def mooy raxasu am na yoo xam ne il faut mu am na ay mesures yoo xam ne mais yàq bi moom mi ngi ñëw te ñu ngi koy gis parce que du question wu rek ndox bi fu mu ngi dem kër mais kër yi ñuy tabax ci place su ndox yi day indi problème parce que ndox bi bu ñëwee war a taxaw foofu taxawu fa day continuer dem fu mu warul dem que mën na dem ba àgg foo xam ne xëy na dañ fay jëmbat lu ñuy bay di ko lekk wala leneen mu ñëwaat ci nit ñi ndox boobu waaw mais bien sûr forcément parce que yow même jaaykatu beñe bi toog si mbedd bi di kii ndoxu foos bi romb naaj bi lakk kii ko mu wow donc mais ni mu rombee noonu mais microbe yi deewuñu de ñu ngi fa ngelaw li da koy yëkkati mais nit ñi dañ koy noyyi ñi laal ko nga romb sa pièce wadd nga for ko sa kalpe wadd nga for ko sa kol jigéen ñi musóoru boo mu jekk sa kol wadd nga sëgg for ko lonkoo ko dem dugg sa kër yóbbaale ko dem fab sa liir dama ko namoon dama ko lii mais inconsciemment ñi ngi rey suñu njaboot donc état moom li ma la wax moo war a jël les mesures correctives comme ñi mu ko jël avec le projet d'assainissement de 45 millions d'euros nga xam ne 33 milliards la ñu nasaraan yi jox pour ndoxu manque yi nga xam ne yi ak usines yu bon yi nga xam ne dañ koy sotti ci géej gi ñu arrêté ko donc mesures yu mel noonu moo mën a baax face ba pare ñu tëj ko il faut ñu wax ko tamit Dakar waratul am ay canaux à ciel ouvert maanaam comme boo jàllee face ni ngay gisee mu ubbeeku noonu wetu de la fosse ngay seen ndox mi xeet gi yooyu dafa war a jeex bu fekkee ni que ñun dañu aspirer au développement ñu ne Sénégal émergent am na yoo xam ne ay jikko yoo xam ne nguur moo si war a njëkk a jóge pour askan bi mun ko ci fekk parce que nguur moo war a exemplaire ñu bari dañuy wax très souvent ne li leen jaaxal mooy Dakar ndox a ko wër waaw est-ce que jëloon ndox mi di ko bëggee woon danger la moo tax defuñu ko wala lan mooy jafe-jafe foofu manque d'investissement la du danger parce que loolu yóbbu ko géej sax du yoon ñun toll wuñu fu ñu yóbbu ndox géej tey mi ngi nii tawul tey par exemple bu ñu jëlee dama lay jox rek canal bi nga xam ne mooy principal bu mag bi yàq géeju Yaraax bu tudd canal 6 on a au moins 50 000 mètres cubes jour mais loolu bu ñu ko doon récupérer traité ko mooy li ñu bëgg a def fi mu nekk nii di ko yóbbu di ko ci citerne yi di ko def ci ay bassin di ko stocké di ko jox tool yi mën na am beneen njëriñ mën na am beneen njëriñ da ngay dem en Europe dañuy tabax def bassin ci suuf teg tali ak lépp jël ay kilomètres def ko bassin di dugal ndox mi di ko récupérer di ko stocké foofu la ñu war a toll bu ñu yàlla mayee ñu am ndox di ko sotti si géej gi da koy génnewaat li ñuy wax géej gi dafay gannax mooy géej gi dafay rejeter li si bokkul yàq nit ku lab jën bu dee ak ndox bi ñu ci dugaloon mu delloo la ko mooy daaneen kër yi ngay gis ñu naan avancée de la mer am na avancée de la mer mais la mer avance 3 centimètres lay avancé par an mais dafa am yoo xam ne dafa rax ci biir mais kon li muy gëq di ko delloo moom moo waral coono waaw lu tax hivernage waaw mais lu tax géej di avancé hivernage rek au Sénégal principalement lay wax sama dëkk xam nga noor bu jotee doo gis ndox bi avancé ba yenn niveau yi on a des marées de 1m50 1m40 1m25 donc bu géej gi yàqee suñu bu nawet ñëwee sax suñu responsabilité la suñu moo tax ma ne la nguur moo war a njëkk a jël ay responsabilités nawet on a des marées de 1m95 alors tu passes de 1m25 à 1m95 alors lu jógee fii xàcc bu dóoree fële la jëm lu taxaw fii xàcc bu dóoree fii la jëm loolu mooy différence Khalinia au-delà de l'assainissement wax nga sànq ne comportement yi ñu am mooy yor suñu mbalit bu tawee ñu profité génne ko bu ñu boole loolu lépp est-ce que tey Sénégalais yi seen boobu amuñu problème ak le bien public dafa mel ne bu ñu waxee rek ñu ne ñëpp ko bokk justement mooy loolu ci suñu système de représentation sociale la bokk lu ñu moomal suñu bopp ak lu ñëpp bokk lu ñu moomal suñu bopp mooy li ñuy sàmm li ñëpp bokk mooy effectivement lu la neex nga def muy jardin public moo tax justement cette notion dafa mel ne il faut ñu dissocier les deux marqueurs marqueur sphère privée mooy li nga xamante ne mooy li mu wax sànq loolu sa jëmu bopp la yow mi en tant que individu sa territoire la di nga ko sàmm sphère privée bi ñun je pense que moom la ñu amal problème
mooy waral yenn comportement yi nga xam dañ koy gis même ci circulation. oui. ay espace public jardin public lan moo tax mairie yi ñu am problème tey pour entretenir seeni espace ay jardin public da ngay gis ay quartier dañ ko fay def au début mais c'est quelques mois lay durer. Après kenn dootu fa demati parce que ce n'est plus agréable mënatoo fa dem. Vocation première bi effectivement dootul amati ba nga xam ne investissement bu nul la buy tomber dans l'eau. moo lay wan ne donc il faut que ñu recentrer yenn questions yi. dem ko nag étudier avec beaucoup de lucidité te loolu il faut que ñu delluwaat comme ni ñu ko waxee ñun ñëpp ci jikko yi rek. est-ce que ndax yar la rek en quelque sorte. justement yar la encore sax mais est-ce que doo dem ba finalement nga ne y a de quoi être découragé est-ce que boo gisee nit ñi ni ñuy defee ñun ñëpp ni ñuy defee est-ce que doo dem ba ne finalement jaratu ko kenn mënatu leen a delloo ginnaaw. non bu ñu découragé musiba am moom kay. parce que ay at ñu koy wax booy jéem a yar effectivement doo tay dina jël temps nag ndax xam nga comme ni koy chemise yi di wax nga briser ñoom lu ñuy wax atome xam nga atome rek nga xam ne pour nga jàpp ko sax dafay xaw a compliqué moo gën a yomb nga changer représentation sociale maanaam gis-gis bi nga xam ne ay doomu aadama dañ ko am. d'accord boo xoolaatal rek liggéey bu rëy la justement te pour gis nga nee nañ loolu noonu moo ko gën a yomb te ñëpp xam nañ ne effectivement du entreprise bu xam ne facile la ndax atome ñëpp xam nañ ne que ne molécule boo xam ne pour nga kii ko yombul mais bu la ne moo gën a yomb changer représentation sociale da lay won rek effectivement jikko comportement attitude bu ancré woo ci doomu aadama bi pour nga dindi ko changer ko day tax wolof ne jikko ak borom mais merci beaucoup donc adage yooyu wolof yi di wax généralement boo ko xoolee loolu yëpp dëgg la te dañ koy nemmeeku moo tax ñu ne bu ñu tàyyi ci éducation de base ndax xam nga dëkk nasaraan yi boo gisee ci wàllu comportement wàllu attitude ñu uute si ñoom dañuy investir ci éducation à la base depuis préscolaire wala sax maternelle booba ngay dugg école mais dañ lay jàngal di veiller ci sa comportement ci attitude pour def la après un adulte responsable mais ñun fii les familles dañu découragé duñ la yar école bi du lépp lañ la mën a jox parce que ñoom ñooy cadre de socialisation à part la famille c'est l'école la communauté les communautés nekkul comme avant doomu jàmbur doomu ñëpp la ce n'est plus possible donc boo gisee kuy def naka su dul noonu ci mbedd mi ci communauté bi amoo sax pour wax ko quoi que ce soit da nga koy romb nga dem sa yoon donc justement crise boobu noonu bouleverse suñu famille yi moo effectivement indi problème bi yépp nga xam ne problème de comportement et d'attitude. Bassirou Ndiaye pour jeexal rapidement yaa ngi wax sànq ne pavage yi nga ne xëy na li suuf si daan naan mënatu ko naan am ñu bari ñuy wax ne Dakar dañu bàyyi garab fépp ñu bëgg ko def béton tey jii ban politique environnement moo war a am ci Ndakaaru pour que li fi garab bu am ko fi li suuf si di naan mën a naan ci ndox bu yu mel nii suuf si mën ko naan. waaw xam nga man sama problème numéro 1 mooy ministère de l'environnement mooy sama problème numéro 1 parce que mooy li ma la wax rek état moo war a joxe exemple. parce que si ministère de l'environnement léegi foo ko tuddee rek àll bi la ñu yaakaar. àll bi la ñuy moom rek la concerné. moom moo njëkk a ñëw nag ci àllu parc Hann bi daaneen garab yi tabax fa bâtiment def fa ministère. waaw ministère de l'environnement il faut mu wax yenn yi. régime Ablaye Wade. laa gis mu ñëw. dugg dans un parc. daaneen ay garab pour teg fa benn bâtiment bu taxaw ni zëmaaral amul kenn njëriñ lu dul su nit ñi liggéeyee ba tàkkusaan ñu ñibbi. loolu moom c'est-à-dire moo tax bu gars yi suñu amul te citoyen bi. nit ki moo koy mettre état moo koy mettre dans les conditions moo koy yar. lu tax sénégalais bi bu demee France du taxaw ci benn taatu garab saw fa. lu tax te jikko dee pax kii loolu fii la yem de. gars yi bu ñu génnee fii. amul da ngay gis sara xolle bu jógee fële côté Bakel xamul dara horaire la jël ñu indi ko dugal ko avion mu dem wala sama benn mbokk séeréer wala tukulóor bu ñu demee dañuy régler donc moom laa la wax fii y a pas de il faut yar bi il faut que mu génnaat parce que bon maa ngi romb tuuti un peu kii bi mais dama bëgg a revenir ci xaalis doon wax tey le transporteur bi jógee Bakel wala mu jógee Kidira wala mu jógee Fouta di ñëw am besoin naturel bu mu war a def fan la koy def est-ce que état créé na foo xam ne bu ñoom bu ñu dawee ba sonn war nañu mun taxaw lekk bu ñu gëmmentoo war nañu mun gaare nelaw bu ñu amee benn besoin war nañu mun dugg ci wanag xam nga état créé dañuy xaw fenn rek taxaw gaare
su la saw dabee wala biir bu daw dabee booy gaare sa camion doo taxaw bu baax mooy indi accident yi conséquences yi dafa bëri. Bassirou Ndiaye maa ngi lay gërëm bu baax di fàttali yow environnementaliste nga moon mbégte trop ànd ak yow ak Khaly Niang sociologue ci waxtaanu bés bi tey mbokk yi ñu doon waxtaane mbirum environnement rawatina assainissement ak ndox yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ñuy taa fu ne ci Dakar saa yu commencé taw ak sax bés yu tawul ndaxte daanaka ndox mi li ko daan xëcc di ko yóbbu ay jafe-jafe rek lay jur mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun ba suba ak jàmm incha allah ci beneen débat du jour. mbokk yi jërë ngeen jëf dellu siwaat nañu ci kattanu borom bi fii ci seen jëri rawatina ci seen émission jigéen. pour tontu ci sa laajte bi succession de droit musulman góor day am ñaar jigéen am benn su dee succession de droit moderne góor ak jigéen ñoom ñooy tolloo wante tam nit mun na nekk jullit ñu appliquer ko le droit commun 1/8 bi ñu bare dañu yaakaar ni sama mbokk séeréer yi bëgg jabar yu bare ñoom dañu leen di yëkkati di leen joxal seen jabar bu ne 1/8 or dañu ni l'islam dafa